soit ñu ngi nii kër Omega ñu ngi nii Iba Sarr waa mi ngi fi Moi, je mets au garde-vous. Hein. Je mets au garde-vous. Ça va, ça va. Oui, ça va. Bien, merci. Quel numéro? ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp donc di ñaan suñu imam bi fi nekk mu defal ñu ñaan ubbil ñu jotaay bi di ñaan tamit ñëpp ñi fi nekk fii ñi fi nekk ñëpp c'est l'unité 2 en miniature parce que délégué de quartier yaa ngi fi imam yaa ngi fi bàjjenu gox yaa ngi fi toutes les couches sont représentées mais le président je lui sais très occupé mais mënul ñàkk bañ a def lii ñu dimbali ñu rek ñu tënk te nit ñi bañ a toll fu ñu naan leen temps bi jot na parce que buñ ko téewoon ba suba du fi jëg ndax yaram ñu am xel ci loolu bu ñu paree ñu jox le doyen Ibrahima Ndiaye moom mu ubbi débat bi après on avance. Seytaan rajim kenn ku nekk jàng fatiha ayatal kursi falax ak naa salaatu ala nabi ñaan yàlla jotaay bi li tax ñu dajee ko yàlla na nekk loo xam ne mooy li gën ci askan wi mooy li gën ci famille bi muy li sawati unité 2 gën ci ki nga xam ne mooy kilifa gi fi teew yàlla sàmm ko suturaal ko jàmmal ko ba li muy dox li muy dagaan di ko sabablu yàlla jàppandal ko bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam bismillahi rabbil alamin. Monsieur le président tey nag fi nga ñëw sa kër la kii nga seet si dañoo xam ne yéen ñaar mën ngeen a ànd liggéey moo tax ñu porter notre choix sur lui pour que say premier pas bokk ci moom kilifa yi ngay dem seeti leen. Il fait partie des rares gens yoo xamante ni peut-être xamewuñu leen dans la classe politique on ignore les raisons mais c'est des personnes qui sont incontournables au niveau de l'unité 2 mën naa ne sax de la première tranche ci dëggoom ci personnalité am ci trafic d'influence bi mu am ci jeunesse bi ak ci ñëpp il est délégué de quartier il est président de club il est coach te il intervient à tous les stades de la vie des collaborateurs yi nekk fii unité 2 donc je tenais à vous dire ça di nit ku baax ku ubbeeku ànd ceeg frère am bii di Ibrahima Ndiaye di un grand doyen d'une très haute personnalité qu'on ne présente plus au niveau de la fédération sénégalaise de basket mu nekk fa secrétaire lu bëri lu ñuy dox ci wàllu këyit moom moo koy dox di ko bind te kenn du ko dégg kenn du ko gis di nit ku effacé ainsi que suñu délégué de quartier yu baax yu fi nekk gis nañ fi suñu maam suñu papa Gassama imam Ndaw ak bàjjanu gox suñu yaay Maguette Gaye ainsi que tous les autres responsables y a la jeunesse aussi qui est représentée ñoom Malick a ngi nii Cheikh Omar Dembélé nga xam ne c'est un non aligné mais daf ma ne ci loo jug rek dugg ci ma dinaa ci dugg aveuglément li ko dal ci ñun moo ñu dal ci le président Lat Diop mii kii li tax ñu ànd ak moom je vais le dire haut et fort parce qu'il est temps c'est pas parce qu'il est beau il est gentil il donne de l'argent non c'est pas ça on porte notre choix sur lui parce que Lat Diop il brûle de la passion de cette localité li ko yàlla defal mënoon na def comme les autres yamale ko ci boppam on n'est pas sans savoir képp ku nekk géejawaay te wax dëgg ñor la amul benn politique buy def li muy def envers la jeunesse ñun de ñu ngi sant yàlla laataa ñu koo xam mais biñ ko xamee dolli nañu olof yi nag dañu ne ku làqatu ci guy ba jam ñay say waa kër di saawaan baawaan ndax ndawal gu bari boo ñibbisee sa kër tëdd war ngaa gërëm guy ga loolu moo ñu dal ci président Lat Diop président Lat Diop ñun yàllaa ñu yor mais biñ la xamee dolleeku nañ imam man laa yashkuru naas laa yashkurullah loolu xaddis bu wér la bu sallallahu alayhi wasallam bind Lat ñu ngi lay sant di la gërëm bu la neexoon doo politique bu la neexoon nga toog fi nga toog cercle des généraux bee li ñuy def ci terrain yi doy na xam nga li tax bu ñu la gisee ñuy xaru
dañ laa bëgg a fay lu ñu amul njëgam monsieur le président da nga neex a politigal vous savez pourquoi parce que amuñu dara lu ñu lay inventé les faits sont là les faits sont palpables ñu jàng ci yow nag rigueur ak professionnalisme moi j'ai toujours connu le top management avant de travailler avec vous bi ma yegsee ci yow laa xam ne ça me reste beaucoup de choses mu may jël di ma falte du ma ko laaj je ne l'ai jamais demandé quoi que ce soit présentement je suis chef de département chargé de la communication interne au niveau de la LONASE bi may fal yëguma ko bi ma ñëwee dama ko ne li ñuy fay ci seen bureau bi par weer laay fayee ko aux États-Unis mu ne ma Cheikh Omar fii moo ëpp sécurité toogal ma dégg ndugal toog j'ai pas regretté et bi ma duggee am naa fa yeneen ndombay tànk peut-être sax yu mu yëgul parce que le produit phare de la maison je suis le chef de ce produit c'est grâce à moom loolu je tenais à le dire Badou mi dañuy waxtaan sànq moo wax ma fi la jaar ak moom depuis Tunisie à travers ses soins médicaux depuis Paris et tant d'autres nit nag bu la defee loolu baax te waxoo ko ci biir nit ñi booy lim say noonu boole ko ci le liste peut être long mën naa wax ba suba ci moom mais olof yi dañ ne nit boo ko waxalee li nga ko xamal yëpp bu génnee fa kasalu yow la monsieur le président yàlla na la yàlla fay en notre place ñun bëgg biñ la bëgg du question nga toog nga ñuy gis nga gis ñoom ñàkk ñu gis travail bi lépp luy mosquée unité de actes yi dem nañ seeti la ci li nga xamante ne yàllaa ngi ñu koy wërsëgale te mu jaar ci yow séddoon nañ ko ak ñoom jumaa yëpp dem nañ fa ànd ak Dambay maa ngi koy remercier au passage ànd ak suñu yaay Ami Ndiaye bi ma ñëwee unité 2 parce que la nature a horreur du vide amoon nga fi ay représentants monsieur le président ku xam sama centre de prédilection xam ne c'est unité 1 mais puisque la nature a horreur du vide ñun suñu sacerdoce mooy lu dal cercle des généraux amuñu frontière fépp fu ñu sentir ne war nañ fa apporter de la valeur absolue on y va et defuñu ko pour di ko statut di la ko wan encore grand tout ce qu'on fait dañ koy def parce que c'est notre devoir dañ koy def parce que c'est redevable en nous à votre égard loolu moo tax ñu ci jug jumaa yëpp ñu dem imam unité 2 dem nañ fa jël une journée raxas jumaa yi morgue beeg yëpp jël une enveloppe de 50 000 francs bàyyi fa loolu yaa tax ñu mën ko te duñ la ko laaj monsieur le président yàlla na la yàlla taxaw ce choix que le président de la république a porté sur votre personne yàlla bu mu nekk choix bu inutile yàlla na président toog ba ne yëg naa porté sama choix sur le président Lat Diop yàlla na la yàlla taxaw zahiran wa batinan bi jaahi nabil Mustafa al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dinaa arrêté vous m'excusez d'être très long mais à de pareilles circonstances je ne peux pas ne pas dire ça ne pas témoigner ça ñu ngi nuyu suñu yaay bu baax di responsable politique des femmes suñu yaay Khady Diakhaté mënoon na yemale boppam ci foofu ñun ñëpp la njaboote daf may woo di ma jox ay orientation ak ay conseils ñu ngi nuyu Yaxara Tunkara di responsable politique au niveau de l'unité 5 et l'homme de l'ombre Oumar Mbaye et tous les gens qui gravitent et qui travaillent avec Lat et autour de lui Gora Mbaxal maa ngi lay nuyu di la ziar bi may dugg ci unité 2 kano bu mu am jox na ma ko donte on n'est pas tout à fait d'accord ci ñi ñuy def yëpp mais teewul bu loolu yëpp desee xam na ne on a un dénominateur commun et c'est la victoire de Lat au soir du 23 juin 2022 yàlla na la yàlla taxaw képp ku ma fàtte maa ngi jéggalu ku lim doo juum waaye da ngay fàtte délégué de quartier yi les jeunes joueurs toutes les couches ñu ngi leen nuyu di leen ziar ma jox grand Ibou Ndiaye mu am ay kàddu yu mu ci sànni maa ngi jéggalu bu amee lu ci dëng bu amee lu ci jub ci mbaaxu yàlla la merci beaucoup pour votre attention. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tàmbale sama nuyu ci imam ak notable yi nga xam ne ñoo ànd ak moom yëpp di ci teg waa quartier bi waa unité 2 yëpp teg ci nag sur le président Lat Diop kàddu gi sax mënoon na ñàkk ndax man dëkkuma unité 2 li waral ma jël kàddu nag Omar Diagne mi Omez mi ngeen fekk si mooy sama wëllëre sama àndandoo guddeeg bëccëg ku xam ne tëdd rek moo ñu tàggale bu ñu gisantewul tam danañ wax téléphone lu mu bon 4 fois par jour kon moom bu ma nee naa ñëw ma jëlee ko parole dinaa ko mën def ndax sañ naa ko te war naa mën a wax ci moom mais ngeen may ma rek balaa may wax ci moom moo ci sama jeune frère bii toog monsieur Omar Mbaye defe naa ne kàddu yi mu fi yëkk tey rek wane na ni kii ku loxoom set la xale bu xam ne war naa mën a bokk ak mag yi ndab kii bi ma ko xamee léegi matul 10 ans mais ñu bokk nekk ci benn ASC bu ñu ASC ECHO ñu collaborer ma xam ban façon nit la mu jox ma cër bu rëy ma delloo ko du def lenn te woowu ma ne ma grand sa xalaat laa bëgg nga wax ci même en dehors di nawetaan ma ne ko Cheikhou yow am nga xel am nga xalaat ki mu ne ma non grand lu tax ma taamu la am na lu tax kon kii
xale la boo xam ne loxoom set na te ñeme naa ko war naa ko keroog bi ñëwee seen délégation ñëw nee naa ko Cheikhou man ñeme naa foo dugg ma dugg fa tu es un jeune frère xam nga li nga bëgg xam nga fi ngay teg sa tànk ñun nag dañu baaxawul di def politique moo tax mais ñun lépp lu ñor commune de Golf Sud ñor nañu su ma jógee ci moom damay ñëw ci président Lat Diop xamuma ko miinuma ko defe naa benn yoon lañ mës a gisante boobu le président Macky Sall nekkul sax au pouvoir xam naa sax xëy na moom mun na ko fàtte j'étais le président de l'ASC Golf Océan nga ñëw seet suñu à l'unité 1 que ñëw Omar Ngalla Ndiaye defe naa mouvement nga yoroon defe naa temps boobu Macky Sall sa nekkul président boobu laa gis mu àndoon nag suma benn grand bu ñuy wax Matar Diop ak defe naa Kama je crois ñett la ñu woon fàtte naa ñaar ñi mais boobu lañ mës a gisee mu ñëw tax ñu wax ñu ne def lu ko ñor mooy la commune de Golf Sud kon du tey la commencé jóg pour xeex pour Golf Sud xam naa sax xëy na loolu mun na ko bañ a fàttaliku mais je pense su ma juumul en 2010 wala 2011 te Macky Sall mi ngi au pouvoir en 2012 mouvement ba sax fàtte naa nu mu tudd ndax dafa xaw a yàgg mu jóg ne moom dafa bëgg a yëkkati Golf Sud ca kaw ñu ne ko ñun de ASC la ñor ñun politique guñu politique mais képp ku jóg pour taxawal suñu gox bëgg mu développer ñun lañu jàppale mais ñun daal sauf daal wàcc ci terrain bi politique loolu lañ jotoon wax ak moom keroog boo la ñu gëj gisee ba tey jii nii ba yàlla dogal ñu jàkkaarloo tey jii nii ñun nag néew ñu duñu politique li ñuy def politique la ndax ci sport la ñuy yëngu sport bi nag politique la mais aussi ubbi nañ suñu bët ci lépp loo xam ne lii mooy doxal gox bi ci wàll bu ne defe naa dañu dëkk fii sama famille dëkk fi def 1974 fii HLM Las Palmas ñu nekk 3e famille bu dëkk foofu au niveau de Las Palmas mairie fi jaar yëpp jaar suñu kanam Mbaye Ndiaye ko sama doon sama baay yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu gis nañ li mu fi def ba mu ñëw ci mairie bi mu sax bind turam alxuraan la daan bind gérer ci li mu mën dem ñu amaat beneen maire Mbacke si la ñëw ñu vivre ak moom suma grand frère nekkoon son adjoint au maire xam naa sax après bu ma la waxee di nga xam kan la mu liggéey li mu war liggéey dem madame Aïda Sow ñëw def fi presque 12 ans liggéey du ñu ne lépp baaxul de waaye defe naa ne am na lu des te loolu des nag yaakaar nañ ni la personne de monsieur Lat Diop war na ci mun a taxaw mottali loolu parce que ku nekk da ngay def rek sa moroom ñëw yeggali mais day xam ne rek ne ñun jeunesse bi ñu àndal on n'est pas satisfait de la gestion de la commune dañ koy wax parce que loolu lañ gëm nit ki nag boo waxul dëgg fii di nga ko wax feneen monsieur le maire dama koy wax tey pour anticipation parce que dañ ko am yaakaar ni xëy na au soir du 23 janvier danañ la fal maire Golf Sud waxuñu ko pour vos beaux yeux waxuñu ko dara parce que dañu gis ay actes yi nga posé fii ci commune Golf Sud mu intéressé ñu trop ñun comme ni ñu wax politique ñu soxluñ dugg ci liste politique soxluñ fenn mais képp ku ñu gis ni yaa ngi bëgg a doxal Golf Sud ci jëmale ko ci kanam dañ la jàppale. Pas plus tard que il y a 3 jours il y a une coalition qui est venue ici toog fii def seen délégation ñoo toog fii parce que fii leen du réer kenn toog nañ ci ba 21h ba 23h30 fi lañ toog expliquer seen programme expliquer lépp ñu ne déglu nañ leen mais ñun de am yaakaar la ñu def te yaakaar nañ suñu yaakaar xëy na du yàkkeeku ci monsieur Lat Diop bi nga xam ne bii tey président Macky Sall moom la désigné comme chef de tête de liste au niveau de la coalition bokk yaakaar donc monsieur le président jàppal ñun jeunesse sportive bi nga xam ne ñoo nekk Golf Sud parce que ñun sport lañ mën a wax mënuñu wax ci leneen moom la ñu xam ak culture ñu ngi lay tàllal suñu loxo xamal ne la ñun ci wàll bi ñu soxlaa danañ fa taxaw pour jëmale Golf Sud ca kanam loolu moo waral day création de Golf Sport Center bii nga gis nii depuis 2012 ñu koy mbébét 2016 ñoo am suñu récépissé depuis 2 ans ñu ngi compétir en division régionale loolu maanaam moom mi ñoo ko dox lépp pour bëgg Golf Sud jëm kanam te ñuy tàllal loxo ñëpp nag ñi nga xam ne ñu dëkk commune de Golf Sud on a saisi tous les présidents d'ASC en son temps wax la ne leen kat dañu créé benn club Golf Sport Center en dehors de ça dama lay wax ne la moi je suis membre fondateur du GFC en 1994 bi ñu koy créé au CEREPS de Guédiawaye j'étais là représentant mon ASC te club bi dox nag ba egsi fi tey gis nañ ko gis nañ façon président bu ne gis nañ fi Vava gis nañ fi Mali Gakou gis nañ ku ne à la tête de ce club là ku nekk def nga ci sa wàll la ma waxoon Mali Gakou rek laay wax dama ne ko président
GFC yemul rek PA yi parce que ñu bëri fi lañ ko daan yemale nañu bàyyi xel ñi nga xam ne tranche bi nekk PA yi jëm case ba dañu bokk ci géej waaye ñu fàtte ñu parce que temps boobu man taxaw naa ci dox ci sax ba ñoom Proxo ak ñoom may sa bi nekk Golf Sud dem jouer au niveau de GFC parce que bu ñu nee GFC rek waa bokk jom ñuy jouer waa Manko waa Gounass waa Jàmbaar ñoo fa daan jouer man leen da ngeen di fàtte ne ñun ci géej waaye la ñu bokk je pense que on a rectifié dans le temps yàlla dimbal na nga ñëw yor équipe bi jigéen di woo équipe bi parce que da nga ñëw jël équipe bi yëg première division ñu lay présenter nos félicitations nos vives félicitations beneen bi Dembo Ndiaye samedi démb GFC def assemblée générale à l'unanimité sans vote par acclamation la ñëpp jóg ne Lat Diop la ñuy defaat suñu président pour 4 ans kon nag boobu ñu félicité encore la ñaan yenn bi la gars yi teg yàlla na ci yàlla jàppale première division bi yomb trop ci yow ba ñuy dégg ni GFC mi ngi joué ju Coupe d'Afrique ku nekk di xëccoo naan kat damay ànd ak GFC dem joué dem accompagner ko donc loolu tam ñu la ciy félicité beneen bi may terminé ngeen baal ma mooy Omez Diagne mii ça fait plus de 25 ans ñuy ànd ensemble moo ma mag fuuf ci ay at moo ma mag fuuf mais dañu àndu dëgg te sport moo ñu boole mu nit ku baax nit ku dëggu nit ku am rigueur ci li muy def ñu bëri sax xëy na rigueur boobu lañ ko xaw a ragalee sax parce que c'est une rigueur militaire ku def 35 ans dans l'armée defe naa ne am na loo xam ne tey jii daf lay topp sa déformation lay doon mais nit ku baax a ngi nii ku am yitte ci nit ñi ku mën a taxawu population bi la tey jii defe naa unité 2 duñu ma bàyyi fenn dëkkuma fi mais li mu fiy def yëpp gis naa ko otoom bii dafa mel ni corbillard ngeen baal ma parce que tey ku faatu fii balaa ñu naan nañu uti ambulance ni kii mooy jël yëkkati yóbbu nit ku feebar mu jóg yóbbu taxawu na ñëpp mooy le secrétaire général du conseil de quartier de l'unité 2 ku ne taxaw na sur le plan social donc sport rek du ñoru ko kon social mu ngi ciy dox te lépp dara réeru ma ci moom famille am fii lépp lu fi xew bu ma teewulee du am jàmm sama famille lu fa xew moo fay jiitu kon kii dama ne la boo ko jàppee jàppa nga une personne de valeur tey jii nit dañuy bàyyi nag faral bàyyi ba nit génn àdduna ñu koy tuddee wala di ko doy hommage moo tax sa école bi ñu koy tuddee Omez Sport Center lañ ko tuddee woon dama ne man dañ koy tuddee Omez dañ ko koy ndokkale tuddee ko parce que mérité na ko taxaw na population taxaw na jeunesse bi taxaw na ñëpp mais yàlla def na bu ñu demee fédération dañ ne il faut ñu dindi Omez bi tuddee ko ne ñu ne ñun amuñu beneen tur bu ñu woon tuddee bu ñu génnee Omez daal lañu tuddee Golf Sud loolu la ñu tuddee ko Golf Sport Center donc loolu laa amoon kàddu yi may wax vraiment ngeen baal ma ci guddal bi mais loolu daal je tenais à le dire vraiment di féliciter ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ziare yéen ñëpp di nuyu imam mi fekk ak notable quartier bi président Lat ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi Omez li kii lay wax rek moom lay waxaat moom il m'a marché sur la langue ndax li ma bëggoon wax la wax li ma bëggoon résumé ci la du moins Omez moo ñu mag fuuf mais ñëpp moroomam lañ moom amul âge te tout le temps taxawaay bi mu taxaw moom taxawaayu maire la taxaw fii parce que lépp lu maire war a def ci goxam rek Omez mi ngi koy def muy ci wàllu sport ci wàllu social ci wàllu bu mu mën a doon donc man yaakaar naa président Lat Diop sa jàppanteeg Omez doo am loo ciy rëccu incha allahu rabbi man nag musuma def politique mais nag dinaa ci waxtaan te am naa ci ay notion Golf Sud bii laa dëkk sama yaay foofu la dëkk mais maa ngi Nations Unies fa laa dëkk loolu ma soxna fa la nekk mais dama lay seedeel aussi ni am nga élément boo xam ni fii suñ doon laat benn bakkan mu joxe ko ndax yow muy Omar Mbaye Omar dafa mën a xaru ndax Lat Diop am na loo ko jaralul ñun nag duñu politique certes mais Omez lu mu ñu wax ñun aveuglement la ñuy dugg duñu hésiter bu fas yéenee ànd ak yow jàppal ni secteur bi yëpp yow la ñu fas yéenee àndal ñun nag li ñu bëgg mooy suñu gox bi rek ku ñu ko defaral jàppale aussi suñu yaay yi ak suñu jigéen ñi ndax ñoom itam boo xoolee kër yi li ci ëpp yaay yi ñoo koy yor 4 heures du matin boo jógee fii jigéen ñi ngay gis ñi gàddu seeni paan ñi gàddu seeni sac te parfois ñu dajeeg ay agression donc ku ñu defaral suñu gox bi taxawuñ ci ba ñu doon ñoo xam ne nii bu ñuy joxe exemple dañuy joxe exemple commune Golf Sud am nañ yaakaar nag ci yow yàlla bu suñu yaakaar tas incha allahu daal jàppal ni ñun ñi ngi ci sa ginnaaw
fas yéene ñoo taxaw jàppal la ci cadre boo dugg rek jàppal ni ñu ngi ci wax ji nag bëgguma ko guddal ndax xam naa ni am na yeneen yitte yoo xam ne mi ngi lay xaar mais jàppal ni daal Omez moom ñi ngi ci ginnaawam te fas yéene nañ koo jàppale ci lu mu jàpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Gambay. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi nga xam ne ni waa unité 2 lañu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu chef délégué de quartier imam di nuyu itam suñu gan gi muy Lat Diop di kontaan lool nag ci ñëw bi mu ñëw fekk suñu fii tey man de wax dëgg yàlla xëy na bu ma waxul woon sax nit ñi buñ ma fi gisee rek dafa am loo xamante ni yàlla moo ma ko teg mënuma ci dara mais wóor na fii de jigéen ñi fi nekk ñii ñëpp ñoo bokk fii ak xale yeeg mag ñi fépp fu ma taxaw rek dañuy foog ni lu dëggu moo fa am ma ciy sant yàlla bu baax a baax parce que xëy na dañ ma xamewul ci di def loo xamante ni xëy na du noonu rek may sant yàlla nag li tax may sant yàlla bu baax a baax ndax Lat Diop mii yàgg naa di gis ay li muy def waaye mosuñu toog nii c'est la première fois man mii jóge naa fii di war a def AG sama mutuelle de santé parce que waroon naa présenter aussi pour moom mu xam ma ñëw naa ba këram doon fa yóbbu lettre man mi maa demal sama bopp bi ma ñëwee wax dëgg yàlla fekkuma ko fa benn xale laa fekk xale bu nga xam naa doomam la ma jox ko dem moo doon premier jour bi nga xam ne laa jóge sama tànk pour dem seeti Lat Diop mais Lat Diop leen rek laa ci mën a wax man ñëpp xam ngeen ni fii man du ma politicienne xam ngeen ko man nitu communautaire laa nit ñi sax dañ may yaakaar ni heure fu ma jógee rek dañuy foog ni politique a tax may jóg parce que xëy na li may def ak fi may dugg ak fi may génn ndax dañuy foog ni ku dul politique du def loolu waaye wóor nañ leen ni jàppale communauté bi doomu aadama yi fi ne ma xam ne xëy na mën naa leen jàppale ci ñi nga xamante ni ñooy ñi fi nekk di génn seen dara di ko joxe di leen def lu baax ma war ko mën leen yóbbu mu am ñoom ci accès te defe naa ni loolu man ak Omez mii ak suñu conseil de quartier bi yàlla dafa def ñun nag ñi fi nekk ñëpp ak ñi fi nekkul amul kenn ku ciy def politique waaye defe naa ni waa quartier bi xam nañ li ñuy def fii ci quartier bi ba ñun bu ñu jógee bu nee lii la ñoom dinañ ni lii la ñu ngi nii toog te duñ ma bàyyi ma fen waaw may wax nag ni gis ngeen Lat Diop mii dëgg la xamante wuñu nii mais nag lu baaxam li muy def yëpp man dama koy fekk dama koy xam naa ko te bu ma ci jaari xam ndax gis nga man maay la première vice-présidente de l'union départementale des mutuelles de santé bu Guédiawaye Lat moo jëkk a may élèves yi 3000 élèves moo leen jëkk a génne ci poosam joxeel leen versel leen ci mutuelle yi pour ñu leen di faj moom la defe naa ne 3000 mooy juróom-benn junni élèves yoo xam ne fii ci Guédiawaye la indi teg ko suñu loxo ñu séddale ko xale yoo xam ne moom xamu leen sax kon déjà kooku xam nga ne ku dul def lu baax bu dul def ko lu baax du ko def xëy na mënoon na segg parce que dina gis ay nitam mu segg leen jël leen ni defal leen ma ni mais daf ko jël ñu teg ko ñun ñoo doon seet ñan ak ñan lañ koy jox loolu nag bu fekkee ne toog na fi aussi il faut ngeen yëg ko ma wax leen ko ak ay leneen ak yeneen yoo xamante ni wax dëgg yàlla damay fekke mu koy def ci lu baax comme ni ko sama doom ji waxee rek moo ci nekk xam nga di def lu baax di ko génn sa xol du parce que da ngay politique rek dafay am ay doomu aadama yoo xam dañu mën a jàppale doomu aadama dafa am doomu aadama yoo dañu mën a jàppale nit ay communauté bi te ñooñu nag man moom laa gisee Lat du dama ne leen du ma politique tey jii Omez mii ñun ñaar amul lu muy def te du ma ne Maguette délégué de quartier bii sama délégué du def dara loo ma ne du ma ne Maguette waaye nag tey jii bu fekkoon ne woo na ma
ci loo xamee ne leneen la te du Lat Diop mi amaana ma tappale ni ko damay dem fenn wala nangam ba dem parce que maa ngi nii ci ngénte laa waroon la ñu am nii waaye dama ni noonu il faut ma ñëw parce que nag am na loo xam ne gis naa ko te dinaa ko wax comme ni ñu leen ko waxee rek moo ci nekk am na ay manquement yu bëree bëri parce que ñun ñii ñooy xam manquement yi fi nekk dëgg la nit ki bu defee def na mais am na ay affaires yu bëri yoo xam fii ci unité 2 vraiment manqué nañu ah te xalaat naa ni nag man de du ma ni dama ko koy ñaan mais dama koy ñaanal yàlla jàppale ko ba nga xam ne lii nga xam ne moom lay wut cat bañ ko cee juutu te yàlla may ko ko ndaxte xam naa ni bu fekkente ni yàlla may na ko ko ñun lii ñuy ñaan jarul ñu ko kay wax bu ñu taxawee xëy na buñ ko waxee bu tub yàlla defee loolu buñ ko waxee dina ko def na mu waree man nag comme ni ñu koy waxee rek bare naa lool dugg waaye wax nii ci kii laa moo xaw a jafe ci man loolu moo xawee jafe si man ma leen di balu bu baax a baax wax dëgg di kontaan nag kontaan naa lool kontaan naa trop jërëjëf merci. kon ñu àndandoo ñu ñëpp rek wax asalaamaaleykum wa rahmatullah xëy na temps amul te wax dëgg fa yàlla li fi kilifa yi wax rek doy na amaana mën nañu bañ a wax waaye jëf wax da koy seede wala jëf seede wax tey ji bu ñu fi ñëwee ñëw nañ fi ngir unité 2 mais ñëw fi ndax ñaar muy suñu kilifa di El Hadji Amadou Fall borom mouvement pour l'émergence de Golf Sud kon dafa jaadu bu ñu teewee fii bu ñu joxee kàddu ñu jël pour wax digganteem ak doomam ji parce que ñun jàppe wuñu Lat Diop allié déedéet ñun dañu jàppee Lat Diop un frère kon Lat ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax que na sa xel dal biir unité 2 man loolu laa lay wax parce que vous avez fait un très bon choix de porter votre choix sur notre frère Cheikh Oumar Mbaye c'est un frère que j'estime xale la waaye dañu koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla lafal cat ndax loxoom set na macha allah boo dee xale mën a wax ak mag mën a wax ak ndaw mën a wax ak tout tànk bu gën a ndaw rek am na lu yàlla def ci yow kon loolu yàlla na ko yàlla teel mon frère loolu la ñu koy seedeel de passage beneen bi ci des Amadou Fall aussi a fait de très beaux choix benn ngi nii mu sunu jigéen Mbayang di une battante di jàmbaar Daba Seck yi ne la ci ginnaaw ñoom ñoo fi teewal Amadou Fall tey kon donc ñi nga xamante ne ñoo teew fii tey ci turu Amadou Fall ak ñi nga xamante ne ñoo nekk unité 2 ci turu Lat Diop jàpp leen ni démb dañoo ànd tey soog a ñëw kon donc yéen bu ngeen àndee ca kaw da ngeen ñoo noppal tey jii bu ngeen amoon jafe-jafe ci kaw ñun ngeen di sonnal xam nga coono gi fan lay doon Cheikh Man Mbaye mënu ma koo romb sànni ko track mënu maa romb sànni ma track parce que dañoo bokk kon donc yéen ñun ngeen noppal dañu leen ñaanal seen ànd bi ngeen ànd nii yàlla na doon ànd bi gën ci ànd yi te am nañ ci yàqin bu baax a baax ndax da ngeen bëggante yéen ñaar kon yàlla na yàlla sàmm du ñu guddal fa la ñuy yem kàddu gi mais di leen seddal ni incha allahu taala unité 2 bii yéen a ko moom incha allahu taala la sëriñ Babacar Si waxoon la ñuy waxaat tey rek bopp mën naa rëy lool waaye dëkkee métti waaye bopp mën naa tuuti lool te sedd guyi ñi fi teew ce sont des hommes de valeur ñoo fi teew fii amul kenn koo xamante ne xam nañ ko ci naka su dul noonu ce sont des hommes de valeur ñoo fi teew kon yàlla na jàmm yàgg jotaayu xale kese nag dalul xelu Serigne Babacar Sy waaye jotaayu mag kese dalul xelam mag am na xel waaye amul doole xale nag am na doole waaye amul xel kon jotaayu xel ak mag bu mag indee xam-xamam xale indi dooleem kon jotaay bi yàlla na ko yàlla sàmm te téye ko boppam ba seen sallallahu alayhi wasallam jërë ngeen jëf. Mère Amy Ndiaye. Lat kii nag dinaa taxaw tuuti ci moom kii suñu yaay la boo xam ne voilà xam nga Amy Ndiaye moom këram lañ def suñu siège fii unité 2 te sama kër a ngi fi kër keneen a ngi fi mais respect bi ñu ko jox ak âge am moo tax sañuñu di ko déplacer di ko war a ñëw bu ñuy ñëw këram dañuy escouade salam bàyyi x temps mu suñoo xoole beneen bët
moom nag ku am solo la ci gox bi lii ma yor diplôme de félicitation et de reconnaissance boo xam ne mairie bi moo ko joxoon muy ñëpp ku ko xam-xam Aliou Sall xam ko ak moom depuis que nga ànd ak Aliou Sall lépp lu ñuy def mooy témoignal chaque jour sa cofeelam ci yow ak engagement bi mu jël donc moo tax ma koy jox kàddu gi yaa jërëjëf. baat bi nag neexul nag te wax ci mbooloo moom mënewuma ko baax a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñuy waajur di sant Serigne Touba di sant Cheikh Saliou Mbacké wér a wér a wér ñoo ngi sant tamit suñu góor yi toog nga xam ne tey ñoom laay xoolee sama borom kër ndax fu ma leen wooyee ñu fekk si ma fa lu ma leen wax ñu jàpp ci di sant nag sama morom yi ay mag lañ comme man waaye fu ma leen wooyee ñu ñëw di sant sama doom yi tamit fu ma leen wooyee ñu ñëw waaye di sant Ames Diagne mii tey nag ma ñëw këram itam ndax lii boole nañu waaye Omar sama mbokk la loolu itam boole nañu di sant nag Aline Sall di sant Macky Sall di sant Aline Sall di sant Lat Diop mi ndax man damaa nekk ba Aline Sall ba Macky Sall jógee ba tey ma jóg ànd ak moom yàlla indil ñu Aline Sall ñu àndaat ak moom yàlla indil ñu nag ñuy déglu Aline Sall ba mu xooloo ñu Lat Diop mi kon dañ lay xool waaye Lat mii tamit am naa relation bu ma am ak moom boo xam ne xaw na yàgg nag xañ na moom xamaguma waaye dinaa ko wax ndax dañoo seet jigéen ñi liggéey fii ñu boole ma ci Xadi Njaay ànd daan doole ñëw ba ci man seet si ma boobaak léegi ñeenti at la daal di ñëw ne ma dama lay tegal keesu Lat Diop ñetti caabi ñi ma ko bokkale ngi nii ñeenti at ñu ngi liggéey ci kees gi di am xaalis di liggéey te Xadi Njaay ñu ko indi yàlla ak sa jëm boobu ba tey nag dañuy wax ne ma Lat Diop day seet si kees gi seet si ma ne leen yàkkamti baaxul yàgg Lat Diop dina fi mës a ñëw dina xam ne moom mii keesam gaa ngi fi ànd daan doole Xadi Njaay ma ko tegal sa Xadi Njaay ànd daan doole moo ma indil kees gi ñeenti at ñu ngi ci liggéey di lulee suñu ay xaalis même biñ ma waxee financement yi sax dama leen di woon ñun ñu ngi liggéey ci suñu xaalis ndax yàgg na te macha allah tabarkàlla ñu ngi am xaalis ñu ngi koy rouler ci suñu biir bopp Lat nag dañ lay ñaanal yàlla mi am jàmm yàlla na la yàlla may jàmm li ñu yaakaar ci yow it nag bu la fi yàlla indee yàlla na la yàlla may kàttan ngoo ñu ko defal ci barke Seexul Xaddim ndax yàgg nañ fi ndax ab dëkk boo fa dëkkee lu man ñeent fukki at ak ñaar man 81 laa tux si fii ñi ma fi fekk si ñoo ëpp ñi ma fekk kon yaakaar naa dëkk bi yàgg naa fi maag sama góor yu baax yi nag may ñaan mu gën a yàgg di la ñaanal nag yàlla may la kàttan may la jàmm ñun ñëpp ñu ànd ci liggéey bi rafetal ko rek ndax dañoo commencé woon ci Macky Sall Aline Sall itam am fu ñu teg am na ñu xooloo kon nag ñu ngi lay xool di la jàppale yàlla na ñu yàlla may ndam te ndam li buñ ko fekkee yàlla nañ ko tal te mu sedd guy te ñëpp fekkee ko te tal ko suñu doomi góor yi tamit ñu ngi leen di ñaanal yéen ndax fu ñu taxaw yéen a nga fa taxaw yàlla na leen yàlla may jàmm te ngeen préparé seen identité nag préparé wu voté loolu mooy wax bi dee leen loolu nag mooy ngànnaay lu mag li na ngeen ko def nag Moustapha Mbaye yow xam nga man xam naa jërëjëf Cheikh Omar moom Cheikh Omar nga baal ma Cheikh Omar déedéet Mbaye baal ma ndax yow xale bu baax nga macha allah tabarkàlla xale buy boole xale buy jàppale Lat ñu ngi lay ñaanal rek yàlla may la jàmm ak wér ak yàgg fi lool te ñu ko ànd koo yow ci liggéey bi ba fii nag golf gi nag ñu def ko comme Géejawaay rek mu mel ne Paris rek lañ bëgg Lat jërëjëf Diop jërëjëf. boo tax ñu may woowee Baye Fall loolu rek ma boole Macky Sall du keneen du leneen mais man bëgg Macky Sall tey bu doon sox ñu ne tuur na fii wala jaar na fi ma jaar parce que dama ko bëgg te yàlla tax ku ma bëgg tamit daa fekk nga bëgg Macky Sall ma bëgg Macky Sall man du ma ànd ak yow te du ma bokk ak yow dara man moom nëbbu tuumu ko parce que ñëpp ma ko xamee bañ naa ko boo ku ñu woowee Baye Fall ko kon kay matal nga lépp mais bu ma ñëwee ci Omes nag moom dafa nekk spécial boo xamante ni wallahi yàlla seede na ne wala bi ma waxee léegi nii mu ne président Lat da koy seet ma ne ko Lat nag ndekete nag xam na fu mu war a jaar ah mais bien sûr kan mooy dugg unité 2 di jéggi Omes wala ngay def dara yógaloo ko Omes wala jaaroo ci Omes fii suñu conseil de quartier bi mën naa ne président bi Souleymane Diop la mais anamu tey kii mooy tànkam mooy loxom mooy léppam représenté ko fi lépp daanaka mën naa ne mooy président bi léegi mu ànd seeg sama ndijaay anamu si Amadou Cissé Gaye day làq moom doo ko gis moom dafa ñoom ñaar ak Pa Gassama lépp la ñuy dox barki démb rek fii lañ doon dox benn mbir boo xam ne
maanaam ñoom ñoo ko doon doxi fële ca préfecture ngir gis loo xamante ne waruñu ko gis ci quartier bi jaaru yoon ma signalé leen ko ne leen lii dafay dañ peut-être nag tuuti naa ci quartier bi mais du ma nangu nag quartier bi ñu koy tilim wala ñu fiy def naka su dul noonu ndax loolu laay xeex guddi ak bëccëg parce que mbooloo mooy doole. mais soo ngeen gisee tey moo fonk ko lool amul xeebalul xale dara bañ na ko ba xoolal bañ sax ku ko tilimal luñ ko wax dañ koy Omes wooyee nañ ko président Omes wooyee nañ ko entraîneur Omes wooyee nañ ko coach lu ne wooyee nañ ko fii ci gox bi ndax lan day jël jigéen yi di leen yóbbu fajar géej ngir rek bañ ñu teel a jeexal loolu dara mag koy walu lu ne mu am fulla lool nag kenn du ko yeb de li nga lii woowuñ ko pour nii rek am na fulla nag trop ba kenn du ko woo ci lu ñàkk fayda kon damay wax Lat jël nga choix bi nga war a jël te def nga loo xamante ne ñun de même boo ñëwul woon sax ci ñun seet suñu Omes nañu kaay leen ñu def lii dañuy ànd ak moom dem man noonu laa mel man ku ma woo ci Macky Sall fekk ma ci moom kenn du ma ci jiitu man maa ci yow nag laay terminer Lat barke démb da nga def benn acte boo xamante ne lu doy waar la te ki mu ko defal man xaw ma ko billaahi wal kitaabi dafa jël benn xale boo xam ne 2 millions la ñàkk ci moom xaw ma xale bi masuma ko gis Louga la dëkk ñu yónnee ma vocal ak mbiru xale bi rek ma jël ko yónnee ko moom yónnee ko Xadi Jaxate mii mu def ci doolam sama xarit bu ñuy wax Assane Diop moo xam kooku man xaw ma ko mu jël ko charge 2 millions ñu faj xale bi opéré ko wallaahi du ma leen nëbb de li tax ma demaat topp ci moom tey di ko jàppale di ko yuuxul guddi di ko yuuxul bëccëg ku ma dégg ci loolu laay wax acte boobu muy def la te def ko nag xam nga ñi ñëpp wax nañ ne li mu leen defal mais man acte yooyu laay jàppe nit ndax man wallaahi maa ngi sànni suur naa billaahi damaa suur man raamalu ma kenn mais nag boo defelee nit ki nga xamante ne mooy social ma jàppale la yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla taxaw. mbooloo mi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant li may jëkk commencé mooy wax boo xamante ni presque ñëpp wax nañ ko parce que xale bii dafa wax léegi wax boo xam ni wax bu ma neex te muy wax bu dëggu dañuy Omes mii otoom bi mooy ambulance su kër dëkk donc loolu daf ma neex ba parce que dama gis li mu fiy def defe naa maag moom dëkk bii kenn yutuwuñu fi te gis nañu moom li muy def Omes fekk gis loo xamante ni alors lu métti la te Omes Rambëkk musul am gis ma ko bon ñun nekkuñu fi pour nekk sa géwél dañ fi nekk pour def li nga xam ni alors moo nga wax li nga def moom la ñuy wax bon kër gi yaayam ak bayam ñoom presque naa ni kër gi dëkk bii seen lépp fii la woon commencé bon ñun am na ñu lu mën a wax si kër gi am na ñu lu mën a si dëkk bi léegi la ma tooñ ko ma ne ko waaye Omes yow pourquoi bu ngeen di séddale fii dara mu kii mu ne ma dëkku fi ma ne ko juum nga mu ne ma non yow war a sóor naag ma ne Omes boo xoolee dem parce que dem maag yow la woon fii suma kër gi nii bon ñii fi wax ñëpp yaakaar na bu ñuy wax ñun la ñu waxaloon ñii suñu doom la ñu xaw ma xam nañ ñu wala dañ ñu fàtte on sait pas parce que dañoo juum sànq booy lim si mbooloo surtout ay kilifa bu ñu barewul boo waxee Samba waxal dem bu ko defee boo waxul dem rek bu ëllëgee yow danaa man kat ma demee réunion ba mooy moom te berewuñu loolu dama leen koy jéggi bon maire bale moom ñëpp xam nañ ko si koñ bi xam na mu baax xam na si kër moom Ami Ndiaye mii borom këram jumaa ji noo ko sos ñoo ko liggéey ba toll ni mu toll nii borom këram jiituñu bàyyi ñu fi moom itam mu def ba léegi la mu jàppoon démb ak barke démb ak jëkkëram ñun noonu la jàppe léegi la ma woo ni ma la Diop dina fi ñëw kër Omes ma ne ko man du ma ñëw kër Omes du ma ñëw waay comme ne mu ne ma lu tax ma ne ko parce que yow léegi magum jëmm naka ngay ñëwee rek naka dama la soxla léegi ñëw mu ne ma nag di nga ñëw ma ne ko bon jeex na
dinaa ñëw maa ngi woo imam léegi moo woo imam mu ni alors woo nañ ko wax nañ ko bi loolu passé nag mboolu mi waa kër dëkk bii unité bii nekk ñu ñoo xam ni bés boo taxawee ni leen may leen ma damay ut nangam bu ñu la ñaata leen mu am fii ku ñu laaj ku ñu ñaanal mu am ñu fi jaar yëpp xam ni bon yaa tegu si ñu ñuy ñaanal ñun dina la ñaanal li nga xam ne moom nga bëgg te muy bëggu nit ñi yàlla na ko yàlla defal ko mboolem jur ci fekk ñun ñëpp ah yéen ñi nag di suñuy alors ay soxna di suñuy doom di suñuy lépp ñu jàmbaar ngi nii ay jàmbaar lañu ñoo seen borom ko ñoo nekk noonu fii te alors kenn mënu leen a ñaawal kenn mënu leen xaar képp bu ñu defee laxasoo nag beneen lii la ñu bëgg kenn ñi ma su teg baat ñëpp ànd ak ñoom Maguette Mbaye nag moom kenn waale wu ko boo dee Maguette Mbaye si koñ bii ku ne xam na lu muy def moom borom këram nag dafa baax ba du wax nit koo xam ne du wax te alors moo tax ñi fi nekk ñëpp moo leen gën a cadré waaw cadre la te doo ko dégg mu ñëpp te fu mu dafa wàcc boppam ba bu la sóonee sax yokk kottul moom ma jàlle fii xamee ma ko mun a ma njaay rek ma daal di suuf bon ñu ngi leen di gërëm di leen sant dinaa dugal benn tuuti lu sew loo xamante ni da nga ko wax sa job mii man nag ñëw na suñu koñ di fa def meeting kër gi sa soog suma kër ñu defee meeting ba nga xamante ni baa ngi bëgg a jeex mu ne tànnal leen ma juróomi nit yoo xam ne ku nekk dina la jox 2 millions suma doom si la bokk muy Astu Njaay muy Astu Njaay kooku nag ba léegi nii boo nee sooy mu ne la jóob waaw dañuy dem ba léeg-léeg sax mu jëpp mu ne ma leen moo woote fa loo woote fi moo di ma ne ko wax d'accord man suma am waaw bon loolu laa la doon kiwal déetal xam ne kii liy wax si moom man na wax ne du tricher de nit ko baax a ngi nii bon imam ñu ngi sant yàlla di leen gërëm di leen sant jumaa ji nag la bëgg nañu alors nga xool si tuuti parce que ñun amuñu lu jàkk ji te ñun ay retraité lañu xale bi nee na alors mag mënul lu dul wax alors ñoom yéenay dox muy lu leer bon ñun léegi jumaa ji tuuti na waaye lu rëy la bon nag ñu ngi la koy dénk lépp loo xam ne mën nga dimbali si asalaamaaleykum wa rahmatulah yàlla na yàlla jàpp. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi di sant di leen gërëm te li may wax ni je suis très touché parce que li ngeen wax lépp man jàpp naa ne nekkul ci man non nekkul ci man parce que man dama gis ne sama devoir la def jafe naa pour wax yu mel nii parce que xaj na danaa mën a waxe feneen ak neneen parce que damay plateau télévision mais émotion laay wax fi ne tey te il faut me comprendre bu doon télé tey damay toog di wax parce que consultant la à la télé ak ñoom di ma déglu je parle à l'aise par rapport à mes connaissances par rapport à mes capacités mais tey ay nit ñëw tax ne dafa la dara ñëw di wax lu baax ci yow est-ce que je me pose la question est-ce que mérité naa ko oui ou non donc je vous remercie vivement et solennellement li ngeen wax ci yéen a ko ci man nag yàlla na ko yàlla àggale te li may def nii man mission man sama papa dénkal mu ma jox bëri bi ma toog sama doom yi ni toog di ma tiim ak sama xarit saa bu ma fi toogee ma yëkkatu kat dafa jóg sama xel di dem ci moom waaye laaj ma fa jaay moo nekk nii ñaanam nungu naa ko te xam naa te yàlla defal na ma ko defal na ko ay doomam tey ñëpp teew yàlla na ko yàlla
sutura yàlla na ko yàlla defal. Ibou dafa wax loo xam ne nii tey dafa wax benn 5 ans mais ëpp na ko ku ma gis sama oto parce que moom nga may gisal du ma gisal keneen li may def ci jumaa ji ak ci quartier bi kooku sama papa daf ko yéet ñi dëkk Pàkk Lambaay yu tol bi ak nit dana ñëw toog laaj ko jox ko ordonnance ne ko dama feebar wala sama jabar du feebar mun na ko ni toogal ma toog ordonnance bi nekk peut-être 7000 8000 bu ramassé 80 000 il te remet ça lu tout nga dem ak moom tey ku ko defoon bii tey ñëw dof nga ou bien triangle loolu rek moo ma dese ci ay ci lu mu lan def mais lii may def nii di ko def ci gox bi def na lu raw loolu lu ëpp loolu force bëgg la naan jënd yi def ban yi ñuy toog yi ñuy añi di ci rokkas ay nit yu dem Touba man ma dugg ñëmbët wala ñuy jógu train wala am ne nu ñuy def ànd ak sama rak dem donc loolu dama koy sant sama waajur quartier bi ma nekk nag dama leen di gërëm parce que 82 laa fi ñëw fekk fi Gassama fekk fi imam astafurlah imam Ndaw di ñaanal imam Ndaw wan bi nga xamante ne moo fi nekkoon conseil de quartier en coalition ak Souleymane Diop yàlla wàññi ko ñu ñaanal ko yàlla seddali ay yaxam parce que tey fii nii man toogaay mu toog mu laa fi toogee bi ñuy def conseil de quartier bi c'est le secrétaire général mais ñoom ñaar bi ñuy ki xamante ne kii yaramam neexatu mu toog wan ñëw toog yàlla jël ko fi ma ànd ci ak bàjjenu gox ak Cissé ak Moustapha Mbaye ak benn commission xam ne jeunesse unité 2 yëpp ñu ngi si même au niveau des écoles dañuy def ay cours de vacances pendant les vacances donc loolu aussi war na ne unité 2 nekk na benn ensemble mouvement yi bari nañ fi sans oublier Ndeye Binta donc moom aussi nekk suñu financier au niveau du conseil de quartier ak ñeneen xam ne ñu ngi fii si biir mënuma lim ñëpp na ngeen jégal ma parce que tey man di Ibrahima Ndiaye wax man la wax sama place mën naa bañ a wax di ngeen fi wax yéen ñëpp ma mën naa yoo àndat donc je vous remercie vivement le choix de ma personne nga ñëw ne man Grand Omez yow laa seet si man dama lay dalal c'est pas une première xëy na dans l'histoire parce que en 2016 2017 Malick Gakou ñëw na fi am ku mu seet si ba ñibbi ñëw na ko yow nooy dugg unité 2 te gisoo Omez mu jël téléphone boo ma ne ma Grand def naa erreur bu rëy ma ko la xaw mu ne ma dama ñëw sa kër ma ko man écoute intéressé moo sax xalaatu ma woon sax yëgu ma ko sax moo ci boobu moom oo ne ma dinaa la seet si ma ne ko ba jour par jour bu la neex nga ñëw bu ñëwee ci buntu bi kër gi lañ yem dugguñ ci fii lañ toog ñëpp fa la ñu fekk di la daaka mi wàcc ñëpp lañ taxaw ñëpp ñoo toog te woo ma kenn tey man maa délimité lii parce que je n'ai pas voulu que tous unité 2 se sentent quand même frustrés parce que su ma oon tey ak ñi ma oo dama koy yemale mais boo demoon bàyyal ba tey meeting la ñuy def parce que c'est ce que je représente à l'unité 2 li ñu wax sama disponibilité tey la gën a raw fu ñu ma wooyee muy guddi muy bëccëg même temps Covid bi dama naan taal sama oto di yóbbu ay malade parce que j'étais MDL chef dans l'armée j'ai fait 35 ans de service donc c'est un peu mayoon na ma may déplacé wu di communiquer ak les agents donc ñu may parce que xam nañ ma may yóbbu ay malade di dellu si sans autant que ma demander un franc loolu dama koy def ngir yàlla ak yonent bi ak bëgg sama waajur ak bëgg sama koñ bëgg sama quartier Omar Mbaye pratiquement dama ci wax parce que tey moo ci waxee tey sama rongoñ na tuur parce que xam naa yaayam xam naa papaam nu mu nekk nag moom mu nekk nit ku baax ak fa ko yàlla jële bu donc mu ne moom o papa yow toogal lépp maa koy def donc ma jëbal ko sama kàddu tey mën nga bañ a yem ci moo ci man yem ci moom te li ñuy wax ci man moo nekk je suis pas facile à approcher mais ku ma xas jël ba teg sama loxo ma ne la waaw booy ba nga dem toog le reste man maa koy def le club là ni ko Ibou Ndiaye waxee noonu la amee dañu sentir que ne y a une frustration au niveau de notre zone les gosses quitter les parcelles Guédiawaye di dem ay Yoff di dem ay Gorée di dem ay Tëngéej donc lu xew rek lu fu neex la ñu dem di dem ay Jàmbaar dem Génération Foot ñu ne pourquoi pas et on a essayé en 2012 à 2016 suñu récépissé génn de 2016 à 2019 ñu affilié au niveau de la fédération sénégalaise de football di jouer en championnat régional les footballeurs sont derrière vous les entraîneurs sont derrière vous donc les supporters sont derrière vous les dirigeants sont derrière donc l'équipe toute l'équipe est là am na xam ne ñëpp mënuñu woon ñëw nag parce que dama lem ak ci groupe bi nag ni disponible nañ ñëw j'étais clair woowu ma ñëpp moo woon ne kay bi ñëw leen parce que am na benn moment boo xam te ni Iba Sarr est là bëggoon nga ñu seet si mais boo ñëwoon terrain golf je crois que jour boobu nga nekk maire golf parce que booba ne mata nañu au moins 100 personnes te on a plus de 120 licences cette année
donc ren dañ ko bëgg yokkaat jouer en senior, en junior et en cadet et même en benjamin et une formation au minimum. Donc loolu c'est une dispositif. On a fait 5 ans ou 6 ans yoo xamante ne mësuñu bénéficier de subventions au niveau de cette commune et au niveau de la commune départementale pendant 6 ans mësuñu am benn subvention kenn mësuñu subventionné à part Aliou Amadou Fall suñu premier match woo nañu jàppale ñu Aïda Sow Diawara woo nañu jàppale nañu mais la ñuy jàppale aussi ça ne fait même pas une journée de notre championnat parce que président club nga man président club la xam naa tey championnat yan dépense la donc tey bu ñu ñëwee pour ñun un développement de la jeunesse am ay ambition am loo xam te ni tey moo suñu objectif yow en tant que autorité nga ñëw ci dans la commune ñu ñaanal yàlla jox la ko defe naa dañu war a mën liggéey en partenariat donc ça implique que ne tey même bu ma wala xoon déedéet ëllëg nga gis ñu terrain ba que le quel que soit alpha on va travailler ensemble donc monsieur Lat Diop vous avez ma parole koroog bi fa un député ñëwee ñu toog waxtaan wax am solo parce que nous sommes là pour un développement de notre quartier c'est un développement de la commune de Golf Sud un développement de l'État du Sénégal pourquoi pas parce que demain mën nga nekk un président de l'État du Sénégal c'est pas pour jombuloo ko tey ñun ñu fi nekk xale yi aussi yi jàng ku si nekk tey ëllëg war nga mën a tey fii la toog nga toog fi war a mën a yóotu maire bi war nga yóotu présidence bien nga def assemblée war a yóotu leneen parce que seen capacité intellectuelle may na leen ko yéen jigéen ñi waxi noppi bàjjen du ma wax si yow parce que ñoo bokk quartier bi bañ ko sosee 2014 ba léegi ñu teg ko suñu loxo ñu ngi ciy dox ni mu ñu waree donc cartographie unité 2 bu ñun ñii ci suñu loxo la nekk ñun ñoo ko xam ñoo koy dox lu fiy dugg ci suñu loxo lay dugg képp koo xam ne mi ngi def ci social daf may woo mbaa mu oo Badiane mbaa mu oo Gassama automatiquement le trio va se ravoir rapidement ñu gisante jéem a seet naka la ñu koy defee te defe naa ne boo defoon une enquête de au niveau de l'unité 2 di nga xam les démunis yoo xam te ñaata nit lañ fi dimbali donc loolu lépp ñu ngi si ñun tey la liste là est énorme que mën nañ ko joxe donc xam nañ ko donc on daal sama wax mënu ci sori lu dul di la gërëm parce que xool na yaa ma doy xaar ma seet si la bu dul dara sax xam nga nuyu sa la rek loolu yëg la te loolu defe naa ne yàlla nungu na ko yonent bi nungu na ko alxuraan nungu na ko diggante nit ñi nungu nañ ko donc seet bi nga ma seet si Lat man nungu naa ko parce que dégg naa la ci lu bari yi ngay def du loolu moom indi si yow déedéet man je suis très objectif li may def mooy un développement pour l'ensemble de notre commune je suis prêt à vous accompagner surtout au niveau du sport li ma la wax nii war na la déndee ne au niveau du sport am na une énorme vide parce que un club régional bu différent ak les nawetaan parce que nawetaan c'est bien sur une base des quartiers parce que loolu la ñu soxla la base affective mais ñun dañu boole lépp tënk leen tey 80% de l'équipe licenciée de l'équipe je crois que dans cette zone la ñu dëkk 80%. c'est un premier match ren en championnat Cheikh Omar moo ma fait regroupement laxatu taxaw ne benn booy kaay mu ne ko dama la yónni Père Amaïs am yóbbul ko fa di mais je l'ai salué dama ko oo di ko wër di ko mu nekk c'est un premier match de regroupement madame gagné 3-1 donc loolu war na tey man xale yi ñu ngi sama ginnaaw te may du ma nungu nekk sama ginnaaw man dama nekk seen kanam ànd ak ñoom ñu ba pare jiital leen nag donc Mbaye yow Amadou comment ça s'appelle Dame dama lay féliciter parce que da nga wax au nom Amadou Fall ñun amuñu xaar ma yàlla si Massamba Demba ñun lépp li nga xamante ne ñor na unité 2 unité 1 golf l'ASPA partout la commune ñun moo ñu ñor parce que ku ñëw terrain bi di nga gis ñun lu ñu liggéey 15h35 ñoo nga fa ba 17h ou au-delà de 7h du matin ba 9h hôpital ñoo nga fa mosuñu demander xale participation de 5000 francs bi ne mosul am à part seen loisir te ñoom ñoo ko moom la ñu entraîné lii de bonne volonté ñoo ko def ak suñu moyen personnel te dañu ñaan yàlla mu yokk bi nag ñun ñi ñoo ko mën a yokkal mais du man équipe bi jox nañ leen ko yéen ñëpp te autorité bi nga xam ne nekk na au niveau de la commune waru xaar sax ñu woola parce que seen yëf la man dama nekkoon président mag Ibou Ndiaye commencé ko am nañu un bureau bu fi nekk mais dañu ñaan yàlla jébal ko ñeneen Ibou li nga wax ci OMS dëgg la moo dana ma nit bu xaar ba dee ñu tegal dekkal dama bañ ñu xuloo ci moom ma ne ko soo ko tuddee ba ma ko tuddee day yaakaar ne maa ko moom bu ma ko tuddee mais bi ñëwee ba ñu nangu ko
ak semaine constat fédération ne nañ ko changé automatiquement kenn ñu beneen xalaat ñu dul golf parce que golf lañu dëkk amul beneen tur bu ñu ko mën a tuddee dul golf donc jébbal nañ ko waa golf donc bu la ko yàlla jëfee jox la ko donc club bi jéggal nañ la ko malgré que y a président GFC mais jàppal ne GFC amuñu benn ñagas-ñagas on est des partenaires on échange de joueurs dañuy invité des matchs amicaux Ibou Ndiaye c'est le premier vice-président du district de football de Guédiawaye donc nous commençons à émerger quelque part donc monsieur le président je vous remercie vivement et au fond du cœur parce que relève nii dafa yombul une autorité de l'État nga bàyyi sa yite yëpp ne damay njëkk sama visite suma frère ma nungul la ko depuis démb parce que bi ma Omar Mbaye wooyee ci laa commencé waat di relancer waat ñenn ñi di leen wax mais su ma waxoon ne tey gars yi fekk la ma terrain je crois que tey meeting lañ koy def te incha allah dinaa ko def ñi nga xam ne sax bokk nañ ngeen parti dinaa fexe le tout ñëpp ñu bokk ce jour là unifié wu autour de Lat Diop pour jàppale ko pour mu dem donc gars yi je vous remercie. jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo boobu di ko jox imam mu àggale ko mbooloo mi yëpp waaye may beral nuyoo sunu mag ji nga xamante ni moo ñu fi dalal ak ñi ànd ak moom ñëpp ñu dalal ñu fi ñu ngi leen di remercier may remercier ñi ànd ak man aussi ñëw fii soxna si maa ngi lay ziar bu baax xalifa wax na ma tey suba yëpp dinañ gisewaat donc grand li ma lay wax daal mooy ñëw nañ tey ngir tàllal la sunu loxo pour ñu ànd liggéey golf il est vrai que dañ ko def ci contexte boo xam ne ñu ngi dem ci élection locale mais man élection tënkuma parce que man samay activité ak samay déplacement ci nit ñi ajuma ko ci élection am donc lii na nga xam ne gise bii nii coïncidence la dafa tombé contexte bi mais du loolu la ñuy dox dafa tombé rek ñu fas yéene ànd ma tàllal la loxo saa nga gis ma saa ma waxtaan ak yow nga nangul ma ko par personne interposée muy Oumar Mbaye ak Cheikh Oumar donc vraiment loolu dañ la ciy remercier aussi di la wax ne la dinañ ànd ak yow ànd nag mooy duma la jiitu nga topp sama gannaaw waaye doo jiitu ma topp sa gannaaw ànd lay doon bu ñu waree ànd nag dañu war a jëriñante ku nekk la sa moroom mën mu teg ko ci taabal bi loolu mooy doon njëriñ pour ku ne donc di nga mën loo xam ne man duma ko mën waaye man dinaa mën loo xamante ni yow doo ko mën ci loolu ma mën nag ma fas yéene la si jëriñ yaag ñi nga àndal du ma la wax ne la bu ñu àndee lii ak bu ñu àndee lëlëg waaye lay war te ma mën ko man danaa ko xam te incha allah du ma ci méebu sama bopp yaa ngi yëngatu ci loo xamante ni wax nga ko te xam naa ni lu la ñor la ndax boo gisee salle bi tey gisuma fi benn photo dara football laa fi gis donc day mel ni amul lu la gën a ñor loolu te dañu cee fekk waaw dañu cee fekk xam nga lépp yow doyen Ndiaye bi xam nga ñu nekk ci sport bi xam ngeen Guédiawaye bi ni mu demee ñu yëngatu ci football bi pour la petite histoire am na benn équipe école de football bu nekk ba Yaraax dama am ak ñoom convention di leen jàppale pour ñuy jox GFC ay jours waaye kuy dem ba Yaraax war ngaa mën a def loolu te loolu incha allah dina am duma la wax ne la lépp loo bëgg di nga ko am waaye di nga xam ni am nga soutien yu bees loolu moom dina am incha allah parce que dañu bokk lu ñu bëgg déjà parce que lii passion la liñ temps bi ñu ciy def xaalis bi ñu ciy def doo ko ci jëlee donc passion la ñun ñëpp xam nañ nu mu demee passion la donc loolu day mel ni nattu la sax à la limite donc na la wóor ni daal lii dinañ la si jàppale incha allah waaw leneen li mooy li jëm ci sunu papa yi
xam naa ni dina am beneen jotaay boo xam ne dinañ ko gën a yaatal parce que man li ma bëgg mooy bu dee jumaa yi am na structure bu leen fédéré fii ci dëkk bi bu dee amul tamit ñu liggéey ci loolu bu ko defee ndimbal li day gën a yomb que di dem ci benn jàkk chaque jour benn jumaa loolu dafa metti donc bu dee xaw ma ñoom nu ñu organiser woo mais bu dee am na structure boo xam ne moo organiser loolu chapeauté ko nga xam ne bu ñuy def foofu rek la ñuy def mu jàll ci fu mu war a jaar te rafet nañ su njot na loolu dina mën a nekk donc loolu man suñu yàlla dimbalee daal loolu bëgg naa ci def ay gëstu waxtaan ci ñi ma ci war a waxtaanal pour loolu bu fekkente ne amul aussi ñu teg ko sur place pour ndimbali gën a yemb parce que boo ko bëggee def du jàkk koñ bu ne nga bëgg dugg fa lijjanti jàkk ja loolu dafa dina xaw a compliqué mën na nekk sax mais lu metti lay doon pour mu daj donc ci loolu dinañ ci liggéey bu dee amul dinañ fexe ba dimbali ñi nga xam ne ñoo ŋànk lieu de culte yi fii ñu ciy def ñu organiser loolu ngir ñu mën a gën a yombal ndimbal li ak intervention yi parce que wàllu chef de quartier yi le problème se pose voilà de moins en moins parce que ñoom c'est structuré